Nous recevoir tout de suite Pape Madiakhaté, toujours un plaisir de le recevoir dans ce studio, mais accompagné de Koumbaba ce matin. Nous faisons commenter ensemble l'actualité et puis comme nous l'avons ko junjee woon sànq tey nag ponk bi benn la muy waxtaanee li nga xam ne mooy problème bi ñu nemmee ko au sein du parti Rewmi nag bu ngeen ko déggee mooy parti wu Idrissa Seck nemmeeku nañ ci cell goo xam ne dégg naa ki nga xam ne mooy Cheikh Yérim naan cell rek wax la ci wàllu politique. On ne sait pas pourquoi ñu ngi xaar. fan la wànnante nag di mujj ak ay gëtëm waaye parti Rewmi fàttaliwaat ni parti la bu mag nag boo xam ne ci élection yi ñu weesu ak njiitam di Idrissa Seck marqué woon nañu seen présence bu baax ci géewu politique bi. Raison pour laquelle bu ñu fa déggee ay problème dafa ñuy intéressé ñun nag dinañ ko commenter ak rédaction bu King FM am mbégte àndaat ak yéen Kumba Ba nuyu naa la. maa ngi lay fay di jëkkals. noo def na ko suba si. suba saa ngi nii rek. mbaa yaa ngi am jàmm. sant borom bi. acca bismillah. waaw nuyu naa Pape Madiakhaté mi ma seqal waxtaan bi tey. nuyu it auditeur ak internet yi di teewlu. naka noonu Yacine mi féete ci digital bi ni nga ko waxee. mbir bu amee rek foog ñu wax ci rawatina mbir moo xam ne. ku demoon ba bokk ñaata yoon ci élection présidentielle. dem ba amoon aura boo xamante ni kenn mënul wax politique ci Sénégal te tudduñu la. kon bu ñu toogee tey ba ñuy wax le silence assourdissant. di tax mu nekk silence assourdissant moom mooy. gisuñu leen ñu bokk ci benn yëf. ba keroog ñu gis Cheikh Yérim génn na wax ni ki nga xam ne mooy Idrissa Seck mu ngi jokkoo ak njiital réew mi. donc pataaralam est-ce que du gën a confirmer kon loolu nga xam ne moom la Cheikh Yérim waxoon. en tout cas ñun am nañu liberté wu def suñu ay commentaires. incha allah dinañ ci jokkoo certainement soit ci waa parti Rewmi wala sax benn analyste politique. ngir waxtaanee ponk boobu Pape Madiakhaté dalal naa la nuyuwaat naa la bu baax. maa ngi lay fay bu baax Kals di am mbégte retrouver la di nuyu bu baax a baax Kumba Ba nuyu également ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu jamono ji ci King FM 99.4 ak 3w.kingfm.sn ni nga ko waxee ñu waxtaanee tey ponk bi nga xam ne moo jëm ci actualité bi muy la nga xam ne nemmeeku nañu ko ci parti Rewmi au-delà même ci parti de façon globale man ci lay wax parce que xëy na Rewmi moom la ñu tudd tey waaye coow leeg jafe-jafe yi nekk Rewmi daanaka moo nekk ci parti yi nekk ci Sénégal yëpp jamono ji PDS APR Rewmi entre autres le problème est le même problème de gestion problème mu nekkin ak coow loo xam ne nekk na ci biir parti yi tey bu ñu gisee Rewmi nga xam ne ko jiitee daanaka bariwul lañu koy dégg daanaka sax kenn du ko dégg rarement lay génn ci di def ay déclaration biir parti gestion bi ñu bëri dañu koy critiquer ba dernièrement également loolu la ñu nemmeeku mu doon nag loo xam ne du lu bees ci parti yi fii ci Sénégal mais xëy na dafa gën a compliqué jamono yu ñu toll. Mis à part peut-être le parti socialiste bi nga xam ne amoon une certaine organisation ba tey mu ngi jéem a organiser wu mais c'est compliqué parti Rewmi nag bu ñu ko waxee Idrissa Seck moom moo nekkoon deuxième ci élection présidentielle yi weesu donc bu ñu gisee dayo bi nga xam ne am na ko ñu gis partem jamono ji demul dikkut ña fa nekk ñu ne sax seen bopp moo leen fa tax a nekk Idrissa Seck moom day mbile gi daanaka kenn du ko dégg donc ça pose problème et puis ça interroge également ci gestion parti politique ça ramène encore cette question Kals parti politique yi naka lañ leen di yoree ak naka lañ leen di diriger nan la ñuy defee seen activité parce que on a l'impression que parti fii au Sénégal bu ñu amee élection ci la activité yi di am mais bu élection amul wala dara amul rek doo leen dégg ci daanaka doo leen dégg ci leer et pourtant tàmmuñu ko ci Idrissa Seck jamono yooyu la ñu weesu demoon nañ bay wax ni sortie yi muy def dafa bëri di seeti médias yi daan def sax ay waxtaan yu yaatu yu mu doon seq on se rappelle ay waxtaan yoo xam ne seqoon na ko ak groupe Futur Média ci télé beeg ci rajo bi sortie yu bëri yu mu daan def ci journaux yi ñu jékki-jékki Thiel am est-ce que loolu dañ koy jàppee une stratégie wala ñàkk am lu mu wax la. du stratégie pour man wala bu dee stratégie la bu ñu teg tamit nekkul bu baax parce que parti politique même bu fekkente ne dégguñu la ngay wax ci sa ay ambition Pape Madiakhaté dafay baax ñu parti politique dafa war a participer ci la vie politique de la société gisuñu leen ci coowal askan wi ñu ngi fi doon wax yokkuteb courant FRN formé wu na ñoom fan la ñu nekk pataara daal la ñu nemmeeku au delà de loolu dégguñu benn activité man personnellement boo xam ne nee nañu réew mi moom moo ko organisé dem bay jiñ ndax boo dégloo Yankhoba Seydi mu ne la Déthié Fall moom moo waroon nekk ki nga xam ne moom moo taxaw
instant bii nii bu fekkente ne Idrissa Seck ñëwul mais moom dafa ne Déthié Fall li nga xam ne mooy promotion boppam moom moo ko gën a intéressé donc bu ngeen demee ba yéen seen biir xoolu leen nu ngeen organiser woo pour parti bi jëm kanam mais da ngeen di toog naan kii moo waroon def lii defu ko. Idrissa Seck nit la boo xam ne à chaque fois buy def sortie di wax dafay nekk lu askan wi di xaar loolu la tàmmal sénégalais yi mais buñ demee ba nemmee ko pataaral gu mel nii ñu ñëw di ko jiiñ ne ko wax nag Macky Sall waxul kon dafay dëggal rek li nga xamante ni bii moom la Cheikh Yérim wax ndax indiwul weddi indiwul dara au delà de loolu parti dafa soxla ñu koy dégg pour muy dund. PDS mën na am problème d'accord mais yaa ngi leen di dégg au moins ci li nga xam ne moom mooy xew ci dëkk bi bu dee vie sociale bi yaa ngi leen ciy dégg ñu ngi wax ak ay ñoom ñoo lànk ak yooyu noonu loolu dafay dundal parti dafa soxla loolu waroo nekk ci sa benn coin rek yow toog ne da ngay liggéey loolu du dundal parti dafa soxla à chaque fois fu réew mu toll rek ñu lay dégg yow xam sa position fan la féete mais mënoo nekk ci Sénégal nga ne politique ngay def bu élection présidentielle jotee wala beneen élection nga woo askan bi après askan boobu da ngay jékki-jékki nga nëbbatu leen du ñu xam ci lan nga nekk finalement nit ñi dañuy dem ba dañuy xaddi est-ce que du indi benn genre manque de confiance Pape Madiakhaté. Effectivement manque de confiance mën na ci am et puis ça c'est pas nouveau Idrissa Seck moom de tout temps il n'a musta bavard musta nekk koo xam ne tout le temps day génn ci média yi di wax saa bu génnee rek def communication rek même bu dee ci benn période la boo xam ne fës na loolu ci média yi day fekk mu am intérêt vraiment mu am envie communiquer ci dara mu wax ci et puis mu jàll mu noppi Idrissa Seck moom il a été toujours comme ça day jékki-jékki génn wax li ko intéressé jékki-jékki noppi bu bëggul wax kenn mënu ko wax loo activité parti mi également dernièrement parti mi organisé nañ benn et puis kàngam la ci wàllu politique exactement organisé nañ benn ndaje bu mag ñoom seen jeune parti yi mu waroon ko présider malheureusement ñëwul jeune parti yu bëri comprendre uñu ko xaw nañu ko cee mere ndax waroon na ko teewee waroon na ko jiitee ndax ginnaaw élection yi ak li mu nekk deuxième ak ni ay mbokkam ak ay militants mobilisés ci ginnaawam donc nit ñi dañoo bëgg mu daal di gën a fës gën a nekk ci seen wet gën a di fës bu baax a baax ci activité yi di communiquer également wàllu politique est-ce que des fois tekkaaral bi ak comme ni nga ko waxee léegi ñu lay xaar ci ay mbir ñëwoo ndax amul lu mën a wàññi day wàññi lu bari calze parce que accessibilité bi dafa am importance parce que mënoo ne yow da nga aspirer jiite askan bi te askan bi bu ñu la soxlawoo óoru leen ni ndax yow di nga teew wala doo teew maanaam dafa nekk benn nit boo xamante ne bi xaw ma genre mystère lay créé mooy li dal Karim Wade ana génération du concret ana ñu doon ànd ak Karim Wade xam nga yu mel noonu moom laa doon wax Pape léegi nekk loolu du dundal parti politique parti politique dañuy soxla heure bu dara xewee ci réew mi ñu soxla ñi nga xam ne ñoom ñooy les personnes morales ñu mën leen a jot bu dul Idrissa Seck na nekk Déthié Fall na nekk keneen mais Idi moom mooy leader bi moom moo tax nit ñi ñëw bokk kon bu fekkente ne tey jii askan wi soxla nañ ko maa ngi doon wax ak Pape léegi naan ko am na combat yu bëri yu fi jaar ñoom Guy Marius Sagna porté nañu combat ba ñu tëj leen tey jii ñu ngi booloo naan mouvement ñoo lànk dem di seete Ablaye Wade mais ana Idrissa Seck comme li Pape wax nit la boo xam ne heure bu bëggee nit ñi dégg ko booba la ko nit ñi di dégg bu bëggul nit ñi dégg ko doo xam ci lan la nekk maîtriser na communication mais à la longue lan lay nekk maîtriser nga sa communication certes mais à la longue il faut ñu xam ne peuple bi woon démb ak bu tey bi du benn kon silence bu bëri baaxul ci politique un parti politique il doit vivre li mu war a dundee mooy ñu koy dégg ñu ngi def nangam ñu ngi dem fii ñu ngi poser ay actes nit ñi di ko xam mais mënu leen nekk benn parti politique jékki-jékki Déthié Fall génn wax fii Yankhoba Seydi génn dal ci kaw Déthié Fall ne moom moo waroon taxaw te taxawul il fait sa propre promotion finalement manque d'organisation bi ñu leen di jiñ dafay feeñ d'accord Papa Diakhaté li mat PDS laal APR et pourtant son excellence Macky Sall bañ na ko ci jàkkaarloo bi mu doon def ak taskatu xibaar yi bi ko journaliste bi laajee ne ko mais yéen seen parti bi structuré wul à la fin sax il était voilà dafa xawoon a mer tuuti ne ko mais respectel sama parti et pourtant dëgg la ni coow am na biir APR am na PDS mais dafa mel ni mi ngi bëgg a laal réew mi nag waaw moom laa doon wax sànq nee naa la coow li fu mu toll nii amul parti bu mu waaye fii ci Sénégal kenn desu ci PDS gis ngeen coow la fa nekk ak la nga xam ne moo xew ci ginnaaw daanaka bu ñu nemee ko at yi weesu ay kàngami politique kàngami PDS yëpp daanaka jógee nañu fa te kenn ki nga xam ne moom moo ku jig njaag moom mooy njaag moom mooy ki nga xam ne mooy Karim Wade daanaka ñi fa jóge ñëpp bu ñu ko nangoog bu ñu ko nanguwul moom moo tax gars yi jóge fa parce que président de la République exactement maître Abdoulaye Wade moom fu mu toll nii da ngay ànd ci bëgg-bëggam muy la mu bëgg a dénk parti bi Karim Wade bëgguloo ko nga daal di génn able moom dérangé wu ko bu ñëpp demee mu des fekk doomam it mu exactement dérangé wu ko parti socialiste gis nañ coow li fi am ñoom Khalifa Sall ak Barthélémy Dias génn daal di bay seen waar parti ba la nga xam ne moo fa des donte structure baa ngi fii mais gis nañu ne doole ji wàññeeku na Barthélémy Dias démb
démb ci benn télé de la place mu ngi wax naan jamono jii Macky Sall sax daanaka moo jiite PS la ka neex moo fay am la ka neexul du fa am réew mi également looloo fa am xoolal réew mi sur les dernières années ay kàngam quand même aussi jóge nañ fa bu ñu gisee ki nga xam ne moom mooy Thierno Bocoum jóge na fa ak yeneen i cadre yoo xam ne jóge nañu fa. est-ce que réduire bi day bëgg a am. exactement donc li Macky Sall waxoon. non mais Macky Sall loolu réussir na ko. na leen di réduire. Kals loolu Macky Sall réussir président Macky Sall réussir na ko bu yàgg Macky Sall fu mu toll nii objectif am pour man vraiment atteindre na ko parce que opposition amatul à part Ousmane Sonko gi ñi ngi ak moom. mais effectivement à part Ousmane Sonko kan moo fi nekk ci opposition bi koo xam ne mais vraiment yaa ngi opposé wu def sa rôle comme il le faut mais amul Ousmane Sonko rek moo fi nekk mu ngi def lu mu mën ngir opposé wu mais il est trop seul dans ce combat. dégg naa kenn ku commentaire démb ci internet bi ni ëllëgu réew mi parti réew mi mooy ànd ak Macky Sall loolu mooy li gën ci moom vous êtes d'accord? waaw ça dépend. gënul pour moom. parce que bu fekkente ne ñu ngi doon wax coowal 3e mandat day am wala du am bu fekkente ne Macky Sall nekkul candidat ci atum 2024 àndandoo ak Macky Sall heure bi arrangé wul ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck. est-ce que waa APR nañ ko nangu sax. est-ce que waa APR dinañ ko nangu toujours est-il que Pape Madiakhaté nekkul li waa APR bëgg rek tamit moom la Macky Sall di def parce que gis nañ ñu bëri dem rejoindre ko coow dina am naam mais après nag dañuy naan les chiens aboient et la caravane passe bu fekkente ne tey jii dem na dem ànd ji ak Macky Sall mën na nekk arrangement moom peut-être am na lu ñuy waxtaanee comme chaque jour waxaale lay doon lii laa lay jox lee laa lay jox après nga toog mais après à quelle fin après yow tey jii bu Macky Sall jógee ci sa parti la lay nekk fan ngay amee mujj bu parce que nit tamit dañuy ànd ak yow am na ñoo xam ne par conviction loolu moo tax nag conviction war a am ci surtout jeunesse bi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak parti politique yi parce que waroo ànd ak nit ci politique parce que moom am na alal parce que foofu la gars yi di téewee nag seen militant yi pour man militant da nga war a nekk benn nit bu libre boo xamante ne da ngay ànd ak nit parce que da nga gëm ay conviction yi nga xam ne moom la tegal politique dafa ànd ak éthique Kals il faut que ñu répéter loolu politique dafa ànd ak éthique politique walu nekk moyen boo xam ne da nga koy def pour am xaalis dem ni grand bi partem bi am na xaalis su ma ci duggee ànd ak moom dinaa ci tekki kon boo àndee grand boobu tey li mu bëgg ci parti bi moom mooy am fu mu la jaarale yow foofu ngay jaar sa xalaat dootul am li nga xam ne moom mooy importance moo tax il faut que ñuy xalaat ñun ñi nga xam ne surtout ndaw ñi parce que mag ñi ñoom seen wàllu wëy na te dafay mel ni am na fu ñuy toll xaw ma dañuy ragal âge bi xaw ma dañuy ragal retraite bi nga xam ne ci la ñuy jëm muy 3e âge bi ngay war a dugg mais dañuy jiital trop seeni ay intérêt fàtte souvent li nga xam ne moom moo taxoon militants yi ànd ak ñoom effectivement parti politique man dama jàpp ne parti politique yi moom nañu leen di nañu leen di sosee déjà mooy problématique bi parce que da ngay gis benn nit boo xam ne moom mooy ñëw daal di am idéem jël ay benn ñaari nit ñetti nit à la base mu ne dama am idée créer parti kaay leen ñu sos ko bu ko defee ñu daal di tabb ko mu nekk président wu parti bi finalement day mel ne parti bi moo ko moom parce que moom moo ko créé finalement du coup mais pourtant nag ñoom loolu la ñuy incarné lépp li nga xam ne moom moo bëgg loolu lépp lu ñu bëgg Abdoulaye Wade waxoon na fi parti bi sama parti mais regardez ce qui se passe amul benn parti boo xam ne Moustapha Diakhaté su ma juumul wax na ko nee na mandat wu président Macky Sall ci bopp APR jeex na bu yàgg 5 ans la woon te actuellement ça fait 6 ans mu ngi ko jiite c'est-à-dire li gis nga Kals loolu lu muy signifier mooy parti yi ni ñu koy créer ku ci nekk ku ko créer yow yaa koy jiite du am assemblée générale élective maanaam du am dara yow daal yaa fay nekk ya fa toog élection du am et pourtant parti politique dafa am nu ñu koy organiser mais benn parti rek laa xaw a nangul loolu nag par contre muy PS exactement loo ci mënti wax exactement parti socialiste am na quand même munoo ne ki diwa ko moom mais teewul nag Kals bu ñu bëggee génnee ay nit génnee nañ non effectivement parce que am na benn noyau boo xam ne c'est-à-dire ñooy doxal parti c'est-à-dire moom moo ci am structure boobu noonu nga xam ne à chaque fois dinañu organiser benn assemblée générale quand même semblant entre guillemets bien sûr bu ñenn ñi dinañ wax ne semblant d'organisation la mais parti politique yi généralement ki nga xam ne moom moo koy jiite mais moo fay nekk parce que xamul tax du bouger Abdoulaye Wade boo nee PS Abdoulaye Wade PDS Abdoulaye Wade la ñuy wax exactement c'est la seule soo nee APR ñu ne la Macky Sall mais PS mën nga citer ay ndaanaan yu bëri yoo xam ne jaar nañ fa bàyyi ñeneen ñu ñëw ku ci mel ni Senghor Abdou Diouf AFP ñas nga waaw non mais moom laa lay wax AFP ba muy AFP ba léegi
plus. AFP ba muy AFP ba léegi AFP fan la nekk. AFP sey na. xoolal AFP ba muy AFP ba léegi Moustapha Niasse nga mës a dégg foofu bëriwul en tout cas wala boog man fàttaliku ma fu mu dégg ñu ne dem nañ am keneen koo xam ne jéem na koo jël ci loxoom ñu daal di dem élection Abdoulaye Wade on sait que c'est la seule constante au PDS ñi si des ay variable lañ. APR ba mu juddee ba léegi Moustapha Diakhaté wax na ko Macky Sall rek moo fa nekk. defuñu élection pour renouveler pour def leneen et pourtant dans les partis en fait quand je regarde def comparaison n'est pas raison mais ce qui se passe à l'étranger dans les autres partis mais da ngay gis ki nga xam ne moo jiite parti bi sos ko des fois dañuy def élection mais mu am koo xam ne da koy diiranteeg mbagg des fois sax dina ko perte keneen jël mais fii en Afrique wala au Sénégal en particulier bu ñu concerné on ne le voit pas peut-être PS la fi am nga xam ne Senghor jiite woon na ko fii bi mu fi jugee Abdou Diouf est venu après moom Ousmane Tanor Dieng là il y a Aminata Mbengue Ndiaye en attendant ñuy dem assemblée générale mais dans les autres partis vraiment ça pose problème et parti yu ndawaan yi sax noonu la ñuy juddoo moo tax il faut que ndaw ñi également bëgg dugg ci politique ñu changer mentalité ñu comprendre ne parti politique pour man ñooñu ñoo am mission bu rëy bu ñu war mais effectivement ñooñu bu ñu réussir loolu je pense que parti politique yi seen doxalin ak seen nekkin dina changer mais tant que loolu changé wul benn nit mooy ñëw moo yor xaalisam moom partem lu ko neex moo ci am lu ko neexul du ci am boo ci d'accordé baax na boo ci d'accordul nga génn créer sa parti loolu xam nga lu muy créer kal mooy parti politique yi gën a yokk maintenant on est à 250 ou presque 300 mais parti politique yu bëri le ministre Aly Ngouille Ndiaye mosoon na ko wax parti politique yu bëri bu ñu demee seen adresse mais duñ fa fekk dara ak pantre lay doon wala benn garage ñaari chaise ñetti chaise benn table mais je suis désolé xam nga loolu aussi foog tamit gars yi jug ci daal état bi jëkkati woon na ci benn projet xaw ma fu mu toll je pense que c'est une occasion pour dialogue national bi peut-être ñu wax ci mais parti politique yi moom vraiment na muy doxee ak na muy fonctionner ak nañu koy créer vraiment c'est un sujet à débat bu ñu war a régler fii au Sénégal. jeex na donc war nañ cee jóg mais surtout aussi li nga wax léegi jeunes yi ak parti yu bees yi yaakaaruñ nag mu dal ñenn ñi bu ñu gisee parti bu mel ni Pastef ak Sonko wax ji yëpp tout le temps moom ak ñi mu àndal la on ne sait pas nag ndax bu ñu demee ba ca kanam dinañ soppi xar kanam parce que début bi day nekk parti bu ñëpp di bokk effectivement quand tu parles de Rewmi Idrissa Seck bu koy défendre naan la parti Rewmi la Rewmi yëpp ko bokk et boo demee ba ca cappaandaw gi da ngay xam ni parti am la donc des fois tur bi ak woote bi ak jëfin bi au début mën na nuru loo xam ne ñun ñëpp ko bokk waaye bu ñu waree séddoo wala ñu war a jël ay décision moom bu waxul keneen du wax mooy li ma la bëggoon wax rek parce que intérêt yi feeñagul gis nga bu intérêt yi feeñee ñi ëpp doole ñoom ñooy imposé wu ndax tamit vous n'êtes pas sans savoir que ni parti politique xaalis moom moo koy doxal Pape Madiakhaté il faut de gros moyens ndax bu ñu décidé tey dem élection am na ñoo xamante ne ay militants lañ mën nañu jàppale ci seen présence mais côté financement amuñu mais toujours même si mobilisation nga soxla ay nit nga soxla mais toujours ñii nga xam ne ñoom la ñuy teg ci kanam du nekk des gens yoo xamante ni ce sont ñu jël ñu fournir rek de mais day am ay nit ñoo xamante ni am nañ ay moyens bu parti bi soxlaa ñoom dinañ mën a taxaw foofu nag la ñuy téye ndaw ñi ba nga xam ne da ngay di ñëw rek ànd ak ñoom mais bu décision jotee ñoom ñoo koy jël effectivement loolu moom noonu la demee moo tax parti politique yi financement beeg organisation beeg fonctionnement bi de façon globale il faut ñu xoolaat ko parce que bu ñu ko xoolaatul réglé wuñu ko parti yi dañuy gën a bari et puis rien ne va fondamentalement changer d'ici 5 ans 10 ans encore on aura le même type de parti benn nit mooy nekk ci kaw bu soxlaa xaalis moom mooy génnee donc du coup li ñuy wax rek ku la abal ay bët fu ko neex ngay fu mu bëgg nga xool foofu rek ngay xool ki nga xam ne moom mooy jël xaalisam dugal ci parti bi di fonctionner li mu bëgg ci parti bi loolu mooy am mais lu mu ci bëggul mun a fexe ba parti boobu daal di am maintenant il faudrait vraiment que loolu mu changer là on est en train de le voir ci parti yi fi nekk donc ça ne change pas et il faut que gars yi tamit ñu et puis li ma jaaxal ci parti réew mi mooy ñoom bu Idrissa Seck waxul doo dégg keneen ko wax mais ku sañ a wax kal moo sañ wax doo dégg keneen ko wax dafa mel ne Abdoulaye Wade ñi wax PDS sax moo tane ñi wax ñëpp de mooy PDS moo tane parce que daan nga dégg Babacar Gueye wax fii Omar Sarr génn wax autant du pouvoir aussi daan nga dégg Farba Senghor bu defee fële ay waxam Serigne Mbacké Ndiaye génn wax fee Pape Samba wax fee ku ci ne génn wax say wax si Père Serigne Mbacké da daan wax ay wax waaw gars yi moom day yaa ma gën a xam daan wax ay waxam de waaw gars yi day woo journaliste yi pare bañ ñëw yaa ngi tudd ay kàngam Farba Senghor ak Serigne Mbacké Ndiaye wóor na yàlla ay kàngam ci politique Farba moom lu ko neex la daan def c'est ça c'est le PDS c'est la grande famille libérale du PDS de maître comme nañ leen di woo jotuñu leen bëgguñu wax ci suñu antenne des fois ñun dañuy wax lu ñu neex après bu ñu bëggee tontu ubbil nañ leen suñu antenne non bu dee tontu moom léegi nga jot leen boo fi waxoon léegi lu
leen arrangé wu léegi ñoom ñooy dugg woote. moo leen daan woo pale ba ngeen ñëw du leen wax dara. président nee na ngeen dem ba suba moo nekkoon porte-parole du gouvernement. effectivement à l'époque après journaliste yi jëlaat seen i caméra ñibbi. waay voilà Farba Senghor moom da leen daan sànni ay xeex. non gars yi bu ñu bëggee communiquer moom dañuy wax mais bu ñu bëggul wax. mën na fexe ba wax loolu leen. boo leen soxlaa doo leen jot mais ñoom bu ñu la soxlaa. waaye ñun suñu micro ubbi nañ dañuy wax rek ñun. waaw loolu moom voilà bu ñu bëggee tontu ñu ngi leen di xaar bu soobee yàlla. alors loolu moo nekkoon ponk bi ñu doon waxtaanee ci parti réew mi. mais da ngeen di des ak man parce que dama bëgg ñu waxtaan tuuti ci Ndongo Lo balaa ngeen di jóg. et puis fàttaliwaat ni Ndongo Lo mi ngi génnoon àddina le 16 janvier 2005. yéen a ngi koy fàttaliku. oui moi je me rappelle bu baax. dimanche la woon. jour bu mémorable. benn après midi je pense. man maa ko déggee woon ci benn émission bu DJ yu doon def Walfadjri. DJ yu waaw boori 19h yooyu ñu annoncé ko. tout à fait ñun yaakaar naa ay booru 21h lañ jotoon. lañ jot information bi. waaw mu doonoon lu doy waar. non Ndongo moom toute sa vie a été vraiment benn mbir bu doy waar. wallaahi mystérieux. mën a way loolu est-ce que xam nga ni Ndongo Lo moo waxati ay wax bu doon dund ba tey. ci réew mi. waykat yu bari duñu way. non loolu am na. loolu moom ñu bari duñu génn moom am na. bu fi nekkoon ba léegi nii. li ñuy wax naan des fois ma dégg ñu ne carrière am mënta woon gudd ndax la mu doon way. xajul ci moom. xajul ci jëmm message mën a way ba pare dégg te ñu bëri di way ci réew mi fi mu nekk nii bu fi Ndongo nekkoon dinañ xoolaat seen taxawaay. mën live en plus live. et puis live booy xool sax Ndongo carrière am ba léegi ñu bëri dañ koy toppandoo xëy na dañ ko jël ci beneen fànn. mais ci live bi li ngeen di dégg Baye Demba di ko def ci ginnaaw Ndongo Lo moo ko fi njëkk a tàmbali à part Youssou Ndour mi nga xam ne. xamee nañ ko bu baax a baax ak Mbaye Dieye Faye ak Alla Seck génération bi nga xam ne mooy génération Ndongo Lo moo fi andi Baye Demba. su waxee mu koy tontu. loolu la artistes yu bëri di def. pello bi voilà pello bi waaw kañ dafa dégg nag pello bi moom la ñëpp di def. voilà moom la Wally Seck di def. moom la Sidi Diop di def mais ni ñu koy defee macha allah. parce que roy lu baax nag moom kenn terewu ko. et puis ñoom ils ont beaucoup de respect ci personne Ndongo Lo. tout à fait parce que bu ñu fàttalikoo bi Ndongo Lo di gaañu également. juste après y a eu beaucoup de Ndongo Lo 2 3. tout à fait Ndongo Lo yu bëri di génn bien sûr parce que tellement dañu bëggoon copier li mu doon def. effectivement voilà et puis lu baax rek la ñuy roy. effectivement c'est une icône waykat bu vraiment bu mag la. et puis dundam yëpp wane na ko ci album yi nga xam ne jot na ko def yu néew mais ça reste gravé dans la mémoire ci nit ñi. de façon globale boo gisee keroog dëjëm ba mbooloo ma fa newoon mais c'est extraordinaire da nga xam ne kii du nitu neen. du nitu neen ñun ñëpp mbamandoo daal di àndandoog moom ci cortège funéraire bi. loolu image la yoo xam ne ça reste gravé dans la mémoire. 15 ans malgré 15 ans boobu ak léegi. mais mu ngi ci xel yi ba tey. wallaahi boobu xale yi gone lañ. exactement à l'âge de 30 ans. li gënoon choquant nag ci annonce su décès moom mooy Kalz. dañu ne moom le 15 janvier mooy anniversaire am. donc le 16 mu génn àdduna. leneen tamit li Pape Madiakhaté wax muy Pikine gi mu nekkoon ak Touba. dañu fa nemmeeku woon mbooloo moo xamante ni bu takku la woon. ba ci année boobu màggal gi ñu bëri dañ doon wax même journaliste yi di ko rapporter à la rajo. naan bàmmeelam nit ñi dañ ko doon ziyaare comme si ci kilifa diine yi la bokkoon. pour wane tuuti dimension bi nga xam ni amoon na ko. et puis voix am ni mu attractivé woon. am na sax ñoo xam ne xalaatuñu woon at yooyu la am. tellement on pensait que ni c'était une grande personne. mais 30 ans c'était pas nekkul woon mag trop. mais teel a sorti daal comme on dit. nekk nit koo xam ne ku complet. Ndongo Lo Sëriñ Fallou foo ko daan dégg muy wax ci Sëriñ Fallou lay wax. et puis ay wayam day toujours day am lu daw yaram luy nekk ci biir. keroog rek maa ngi dugg ci benn clando ñu teg waye bi mu naan ku ne am nga sañ-sañu xaw ma jàkkaarloo ki nga bëgg boobu. mais pour te dire ci oto bi ñëpp dañ porté woon seen attention ci way boobu noonu. parce que day am yu bëri yum lay fàttali voix bi daf lay capter. vraiment nag perte la woon foofu boobu defe naa ni artistes yi amul ku waxul. amul ku jooyul ngay gis kanamu artistes yi benn tristesse bu nga xamante ne bi dañu ñàkkoon ci la njëg ñi tamit dafa feebaroon malgré que mu ngi feebar mais daan na essayer di ñëw sur scène di bégal ñi nga xam ne ñoom ñooy ay fansam. loolu courage la vraiment. bi ngi noonu daal ak marchand ambulant way bu mythique bi mu jagleel ambulant yi ko ñoo bëgg way boobu surtout waa Colobane yi. man tatafuma moo nekkoon sama way. non moom kay way boo ci jël rek àndoon ak benn fecc boo xam ne dama ko mënoon.
yaa ngi reetaan mais dëgg laa leen ay waxi suba nga bëgg. non c'est toujours léegi dafa am lu ma leen bëgg a déglu loo. waa moom dafa seeti woon dafa am à l'époque madame Viviane Wade. invité woon ko ci benn jotaay moom ak Lamine Faye. y a eu pas mal d'artistes yu fa nekkoon Fata mi ngi fa woon. ay ndaanaan El Hadj Ndiaye moo leen yóbbu woon. ci benn kër goo xam ne. fa la première dame bu Sénégal ba woon doon noppaloo. xanaa jamono studio 2000. waaw kañ loolu laa dem noxati ji léegi. Kumba nga yàgg voilà Kumba xam na démb. Kumba mi. Mbado li ma xam yëpp xam na ko pour. déet waay non xam nga booy côtoyé ndaanaan yu mel ni yow. en tout cas daal. da ngay xam am na yu bëri yoo xam sax te xaw ma. déet waay ma lay jege ndaanaan nga. est-ce que doo koy jox muy animé des fois. waaw des fois non sëñ Saliou laay waaj a andi fan yi sëñ man. ndax musique yi muy andi fii suba teel. déet waay. sëñ Saliou foog mu jege. waaw temps yi daa xarañ de. waaw dafa xarañ daa mu ne ci bii boor. voilà mën ca bee boor. mën ca bee boor. bu mu am lëmbal tu sais rek pourquoi bu ñuy fàttaliku ndongoloo muy neex si suñu xol parce que li mu fi bàyyi. daf ñuy bégal ba tey donte ñu ngi koy ñaanal nag waaye suñu fàttalikoo ndongoloo du ñu am benn regret xanaa li ñuy jooy rek mooy gàtt fan. effectivement mais wax dëgg yàlla ci musique am daf ñuy gunge ba léegi. démb dama ciy waxtaan ak Kolos ci guddi gi xam nga Kolos moom ku ko xam. xam ko bu baax ci ndongoloo. tout à fait m'a rappelé pas mal de choses. ci kanam tuuti dañuy dégg Baye Demba moom it mu ñëw fàttali ñu ay mbir yi nga xam ne dund na ko ak ndongo mais ndongo ci boppam la ñuy déglu nii mu ànd ak Viviane Wade ak yeneen daanaan ci benn waxtaan et puis ñu dellu si waat. tout à fait. Aïcha, on est... Moi, je parle de maman demain, dimanche. Madame Viviane Wade, c'est une invitée de Petit Binet. Maman, animal. C'est pas vrai. Ñu am benn photo moo demee noonu ko maman regarde-moi la madame Viviane Wade. Vous n'avez pas vous demandé d'acheter des lunettes. Man. Pour être sûr qu'elle voit bien. Soo demee nga wan ko waa Pikine. Oui, loolu laa ko. Il faut waa Pikine. Il faut waa Pikine regarde-moi et toi. Tàcc leen loolu. Alors c'est la photo pour la maman. Waaw, pour la maman. Tàcc leen loolu. Mais gros photo. Et mettre dans ton bureau. Wow. Oui. J'espère qu'après je pourrai chanter du rap. Rapport baa ngi nii. Moi je rappe pas. Lui ça rappe. Moi je chante Froy Linguero. Wule ñaañi mbañ. Yee jam farit ma waaw waaw. Wule ñaañi mbañ. Moi je chante moderne. Di rap. Ko rap. Sa doom jee ñu gën turandoo. Sa doom ji moo ñu gën turandoo. Borom bayti laaraam lañ ko duppee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko duppee. Ku nu bind moo tax bu ko jooyloo waaw waaw. Bu ko merloo mooy Muhammad. Bu ko jooyloo waaw waaw. Bu ko xiifloo mooy Muhammad. Warul mer warul xiif. Boo si yaari turandoom dan lay soppi saw tur. Nan la laajee mbaa jànge ku nu bay fa yaa sino waaw waaw. Moo neex a way borom bayti laa yaram moo ñu gën. Borom dëgg waaw waaw. Tukulóor bi buru ga dee. Si ñeeni waa dëgg.
toi signé li wade wawa toi il est bien et toi c'est bon. C'était des moments inoubliables ak le feu Ndongo Lo xam nga nitu jàmm rek moo mën lii bu toogee ci jotaay li ma Baye Demba wax démb ne ma da ngay reetaan rek Ndongo Lo da ngay reetaan ba jotaay bi da daan lépp rek waaw da daan lépp rek parce que nitu jàmm la te lii wax dëgg yàlla ay signe la yoo xam ne des fois dañuy faral di wax ni nit yu xaw a mel nii du ñu yàgg ak ñun ndax suñu borom da leen di bëgg a teel a andi si seen wet donc ñu ngi koy ñaanal nag te am nañu yaakaar ni ma nga ca àjjana ndax jëf yi rafet na lool effectivement ça c'était un moment inoubliable avec première dame bu Sénégal ba woon di Viviane Wade un moment plein d'émotion mais da ngay gis dafa naturel dafa free yaa ngi koy dégg c'est-à-dire ni mu ko sentir la koy waxee il est naturel naturellement comme ça c'est-à-dire mu ngi làkk français yi dara jubu ci mais dara safu ko ci mu ngi continuer di ko wax sans complexe c'est-à-dire noonu la mel il est naturel et puis c'est un moment fort dama quand je me rappelle de ça des fois ma seetaan vidéo yi wala dégluwaat ko da ngay am envie reetaan et puis da ngay am benn sentiment d'affection ci ki nga xam ne mooy nit ki muy Ndongo Lo boo xam ne nit ku il était comme ça il était direct il était naturel pure d'âme boo xam ne daal comme li ñuy wax rek gars yi daal musique daal ñàkk na lu dul musique sax de façon globale da ñàkk na ndaxte personnage la boo xam ne personnalité la woon boo xam ne dafa attachant woon ku ko gisoon rek bëgg ko fonk ko am na benn émission je me rappelle ci dernier jour de sa vie bu mu defoon à la RTS xamatuma ak kan la encore j'oublie son nom mais boo ko gisee nga xam ne il n'était pas bien il était malade mais sans doute volonté respecter engagement parce que invité woon nañ ko moo tax mu ñëw mais boo ko xooloon ci image yi nga xam ne kii vraiment yaram bi neexul mais il a tenu à venir mu dekkoon koo xam ne également ku mystérieux ni ma ko waxee boo gisee albumam bu mujj bi daanaka ñu bëri dañ ne da doon tàggoo parce que son yu bëri boo ko déggee c'est comme si c'était prémonitoire exactement àdduna da ci doon way yoo xam ne tu as comme l'impression que xamoon na ne kii mu ngi ci yoonu dem et puis c'est mooy mystère bi nekkoon ci moom Ndongo Lo ñu ngi koy ñaanal xëy na dañuy marqué waat beneen pause ñëw le temps ñuy àndaat ak yéen ci suite bi may fàttali ni ci kanam Kumba dinañu jokkoo ak kenn ci famille bi xam nga njaboot gi également ci la ñu bokk dinañu jokkoo ak benn frère am bu mbokkal ndey ak baay muy Fallou Lo mooy ki doon way wala amul ci frère am yi ko doon si am na ko ci way voilà donc moom dinañ jokkoo ak moom ci téléphone bi naka noonu kàddu CD yu Baye Demba yi également dinañ ci dellu si donc on va marquer une pause musicale et puis on revient juste après àndaat ak yéen ànd également ak service commercial balaa ñoo déglu musique sax et puis bu ko defee nag ñu ñëw wéyaat ak yéen ci jotaay bi ci 9-11 bi Cey Baba yegsi na de groupe bi yëpp sentir nañu ko ci suba ba tey il a réponse à tout c'est jeudi c'est le jour des bons plans donc on reste connecté un max waaw kay. Tous les jeudis, profite des bons plans internet exclusifs sur Orange et Moi. Achète ton pass internet jour 250 MO à 300 francs seulement au lieu de 500 francs. Souci ñëpp mu ne jot dafay gën a neex waaw kay. Orange. Patronage de Monsieur Samba Ndiobenka, ministre de l'élevage, des productions animales, l'Alliance pour le développement et l'amélioration des races, ADAM, organise la 13e édition du Salon international de l'élevage du 17 au 27 janvier au CICES, en présence des éleveurs marocains avec leur race Sardi, éleveurs yi jóge Mali daal di ñëw, éleveurs yi jóge Mauritanie, yi jóge Gambie, yi jóge Niger ñëw, waa Sénégal ne race yi nga xam ni moom lañu fi yar dinañu ko indi ñoom tamit. Les ovins de race laadum yi bali yi soudanais yi dorpeurs sud-africains ak nag yi nga xam ne ñoom ñoo bàyyeekoo France ay bovins de race Normandie yi ñëw Holstein yi ñëw Brune yi Alpes yi ak Charolais yi waaye nag waa gendarmerie nationale daañu ñëw indi nag li nga xam ni moom moo di ay fas yoo xam ni kenn mësu koo gis. Dina am concours de saut d'obstacle doté du trophée Adam Ara national de la fédération équine. Invité nañu leen yéen ñëpp 13e édition salon international de l'élevage bi nga xam ni moom la Adam di organiser du 17 au 27 janvier fii ci biir CICES. Monsieur Baba Diaw mooy parrain wu événement bi. Baba Diaw itok ku ne dégg na ko ci mim réew. Sponsor leader Orange Money, Enema Sander, Grand Moulin de Dakar, FKS, Xelcom Bache.
liggéeyloo ba xëy ni ma dàkk naa la te it boo yoroo yewu woo alalu borom barke nga dañu lay jëriñoo doo jëriñ sa bopp yarul yow la nu laaj ñun su beneen yónnee dootuma dal ci mim réew ci Sénégal réewu teraanga la toog boo ñemee wul doo dem bay toog nga di ma liggéeyloo ba xëy faxas na ma dem ngi dafa ñaaw su borom doole di dimbalante ñu néew gi doole fu nu jëm waaw waay déglu leen ma yow déglu di lii ma rek ngi wéyal magam Nduro waari mergano Nduro jërëjëf Amina bu service commercial àndaat ak yéen ci jotaay bi may fàttali dinañ ànd ak yéen léegi dans quelques instants taarixu démb bu tey bi nag El Hadj Djily Mbaye la ñuy ci fàttaliku moom it ci ay jaar-jaaram ce sera tout à l'heure dans quelques minutes ak Serigne Saliou Seck xanaa li ma leen di proposé waat rek yéen ci jotaay bi mooy kaddu yi nga xam ne Baye Demba yëkkati na ko ci Ndongolo mi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku tey ku xam nag diggante Ndongolo ak Baye Demba xam ne yàgg na.
voilà du tey. effectivement wax na ko ci extrait bi. fi ñu jaar ñoom ñaar mu mel ni am na kóllëre boo xam ne. dox na ci diggante moom ak famille Seng Seng. ndax kii ñoom ñaar dañoo démarré ndoo quand même seen ay carrière Baye Demba ñu koy nuyu de passage parce que moom it bàyyiwul benn yoon. mi ngi ci liggéey bu am solo. ak groupe boobu nga xam ne groupe yu bëri yoo xam ne tey Sénégal Baye Demba mi ngi liggéey ak ñoom. xanaa rek li ñuy jooy mooy la ñu tàmbali woon moom ak Ndongo Lo ci groupe jàmm nga xam ne tey bu lépp yemboon ba tey ñi ngi doxal. tout à fait voilà te wax dëgg yàlla. andi na ay kàddu seede jëmale ko ci moom. donc depuis le début moom la woon parce que ci bi muy way naaru Pikine. xaw ma way bi xaw ma naka la tudd. kon Kalzi ki doon wax ci suuf noonu tamit c'était Baye Demba. man dama bëgg journaliste bu mel ni yow non honnêtement dama bëgg journaliste bu mel ni yow yow il faut que des fois est-ce que tey duñu la bàyyi nga King Feeling. moo ma jaaxal de. est-ce que duñu wax Baye Cheikh mu xaar nga mu def spécial Ndongo. King Feeling waaw non bi mu wayee Pikine way bi dafa neexoon. c'était juste pour savoir est-ce que Baye Demba moo doon wax ci suuf naan xaw ma yow Ndongo xaw ma lan ba nga ñëwee Pikine. en tout cas waa Pikine amal nañ ko njukkal ñoom Ndeye Mati Dieng ak ñoom Pape Madiakhate. tey jii turu Pikine fa mu yegg à part syndicat ak yooyu Ndongo moo ko fa yóbbu vraiment. moo tax ngeen sañ a toog naan guddi Pikine bu waaw waaw sagal na waa Pikine moo tax waa Pikine ñu ngi ko koy delloo tout le temps. waaw Pikine moom fu mu toll nii nee naa la buntu Pikine jàpp Icotaf tali bu bees tali bu mag. waaw wayu Ndongo Lo yi ba léegi. man tali yooyu yëpp ci moom laa ko xamee. exactement waaw. bii noonu ravin tali bu mag Icotaf ba ravin. defe naa tuddee nañ fa benn salle sax Ndongo Lo. effectivement salle Ndongo Lo effectivement salle Ndongo Lo ravin. Ah oui bien sûr. Ndongo foofu yëpp daan na fa tëgg vraiment donc hommage bu ñu ko defal la foofu. Kader nee na ma salle bi gën a mag lañ ko tuddee. effectivement salle bi gën a mag lañ ko tuddee foofu Kader waaw Kader xam na foofu. dem katu ravin la Kader miin na foofu bu baax. Kader rek ak a ñàng. taxaw buntu ravin di xaar de dem katu ravin la bu mag. di xaar mbalit mbaa do muy xaar waaw di xaar ñu ne acca ñëw leen. 3 heures du matin ñu ne mbalit. affaire baa ngi waaj a jeex. gars yi dugg loolu yàgg na ci moom. non Kader du def loolu. on écoute kàddu yu Baye Demba et puis ñu dellu si waat. asalaamaaleykum àdduna seen doom seen xarit Baye Demba Seng Seng Baye Demba mu Ndongo Lo tey nag xol yëpp dafa tooy di nuyu fan su Ndongo Lo yëpp man Baye Demba ñuy ñaanal waa ji Ndongo Lo jëm jàll mesi jaaja Massamba Néné Fall yàlla na suuf oyof lool ci kawam ci barke Seydina Muhammad sunu borom xaare ko àjjana firdawsi tey nag xel yi day delluwaat si Ndongo muy sama xarit ñu bëggante woon lool Ndongo ji nit ku baax di nit ku gore bëggoon doomu aadama yi bëggoon banlieue gi mi dëkkoon doon ko sagoo réew mi di doom ci réew mi kon tey bi bis bi ñëwee xel yëpp day dem ci Ndongo di nuyu groupe jàmm gépp di ko jiitalee ci jili mu nekkoon suñu manager Ndongo nag nekkoon sama xarit waaw sama xarit muy xarit gu dëgg daaw ma géej këram daawul géej sama kër bu toogee te gisuma woon day taal oto mu ñëw ba kër ga bu ko defee ñu toog man moom ñàmbe aji kumbe ñuy fàttaliku ay jaar-jaar moom it muy fàttaliku jaar-jaaram mu nekkoon sama xarit Ndongo bu nu musaane zee du zee te neewul Seng Seng waaw tey Baye Demba dafa taxoon ci làmminam fu nu musaana ànd maag moom Europe ñoo dem bokk nekk bu nu musaana tëgg soirée ba pare luñ ko musaana may day génne poste bi yëpp teg ko ci kaw na ma Seng Seng tàllal lu la neex man moom addu caam kon tey jii sunu xel day gën a delluwaat ci moom ndax saa sunu jullee dañ koy ñaanal mu doon nit ku baax amoon talent lool waaw loo wax mën a groupe jàmm bu tabaski musaana jot dara mu xotti musicien yëpp yëri li ma mën a wax ci moom yëpp day bari ba du jeex waaw kon nag xam nga li ñuy wax naan bur yàlla moom bu soxlaa rek jaam ñàkk kon dañ koy ñaanal àjjana firdawsi benn jour dañu musaana ànd maak moom fekk ñu nekk États-Unis 2004 ak groupe jàmm léegi benn jour mu sedd nag ndax boobu décembre la woon noonu ñu nekk kër yaay aju ko mu nekkoon gorom ñu yeewu benn jour ñu xëy rek gis naaj bi ñu tëj palanteer bi rek gis naaj bi mu ne ma Seng Seng xam nga ndeysaan moom Seng Seng rek la ma doon waa Seng Seng ma ne ko waa Ndongo mu ne ma tey naaj génn na de ma ne ko waa lii de neex na ma ne ko nag mbaa du nax ba ci biir mbaa du nu dem ba ci biir mu nax nu ma ne ko nan tànte rek noonu ñu tànte sens génn ndeysaan mi ngi sol blouson bu bula ñu génn noonu dox ma sedd bi boo njëkkee génn ba dox dalay teeru ganal la mais boo demee ba ci biir ci la sedd bi di commencé nag léegi Ndongo xool ma mu xool ko mu ree ma ne ko lan la mu ne ma noonu nan dem ñu dem noonu ñuy dem nekkate Ndongo sedd bi jàpp na ko xam nga rek ak neexaayam ndeysaan rek mu gis borom
gant waa ji jaay mbaxana bi noonu mais Ndongo waxaalewul dafa dañuy dox ba mu yàgg rek mu plongé si gant yeeg mbaxana meeg yooyu noonu américain bi ñu laaj ko mu wokki prime waxaalewul dafa génn rek fay ko noonu ñu dox ba mu yàgg na sedd bi jàpp ko mu ne ma 5-5 mu ne ko waa Ndongo mu ne ma li may yëg mu ne ko loo yëg mu ne ma sama mbaxana ndax mi ngi sama kaw ma ne ko sa mbaxana mi ngi nga sol noonu monsieur mi mbaxana bi na ma 500 xoolal ma ndax samay noppa maa ngi ak moom mais ma daanu ree ba suuf ndeysaan ak lu baree Ndongo daal li ma la mën a wax ci moom daal dandam toog ba mu yàgg mën ay kii daal yal na ko suñu borom may gudd fa ndax talent bi nekkuñ ci moom ndax dandam toog mu ne ma 5-5 saa su ma neexee chaque une semaine ma génn lu bees dañ ko doon bindal texte jox ko mu jël ko def ci suufu armoire am na man 5-5 yi ma gaay du jox du ma ci gëstu man ca kaw laay xool di xam li may way yàlla daka mayoon mënoon jàpp nit nag tey bu ñu tëgg soirée day xool public bi mu xam li public bi bëgg mu wayal leen ko ñu jàppal ko gaam dañoo xamante woon bu nee der dinañ xam ñun fi ñu koy téye ci rythme ak fépp Ndongo boo ko woon ci rab bi mu way mbalax kasak loo ko mënti woo muy làmb ak lépp talent bu ko yàlla mayoon la sama xamanteeg moom ndax dara mu wax naan saa may amee groupe Baye Demba bi mi moo may tëggal ndax loolu dafa nekkoon ci xolam bu nu mësaana dajo cosaan yéeg bu mësaana yéeg Youssou doon ko bégge bu baax a baax tax xamoon ni kii ndaanaan la bu mësaana yéeg ci kaw seen Youssou da koy jox micro bi dam toog ndax xam ne ni da koy teg ci yoon waaw mënoon way lool ñu nuy xaritam muy ñàmbe kon ñun duñu mës a fàtte démb ndax da ko dem way ndax yàlla moo nu boole woon li rekk la woon Kalz li rekk la woon di ko baax doonoon ko baax a baax di ko ñaanal jam jaale mi si jàjj Massamba Neena Fall yal na suuf oyof lool ci kawam ak waajuram yooyu kon lii moo demoon témoignage bi nga xam ni waaw ci laa doon wax sama xarit boobu sama seex du nuyu groupe jàmm gépp di wax ne nag Kalz maa ngi lay bëggee bu baax sama DJ boobu nga xam ni loo animé neexul ayca kàddu yaa ngi noonu jóge ci Baye Demba bu 5-5 di ko gërëm bu baax a baax bés nag li lay jariñ bu fekkee ni am nga ay jaar-jaar yoo xam ne seq nga kook nit ki day baax ñu yëkkati ay kàddu seede ci moom rawatina nag diggante Baye Demba ak kii nga xam ni moom moo di Ndongo Lo boo seetloo si wax ji li ngay njëkk a nemmeeku mooy ay xarit yu yàgg lañu partagé nañu lu bari ci àddina mais aussi carrière u Baye Demba Ndongo Lo mënu cee génn bu koy woo sax da ngay dégg mu naan la sama xarit bi sama genn wàll gi sama seex te loolu ànd bu dëggu rek moo ko mën donc moom it ñu ngi koy masaw bu baax a baax xam naa ni du gaaw a génn ci seen xel est-ce que sax dana ca génn ndax jaar-jaar bi nga xam ne am nañ ko diggante Ndongo Lo ak Baye Demba di ko gërëm moom it muy nit ku baax nit ku dal ku am yar biir 5-5 voilà man kàddu yooyu tamit bëgg naa koo seede ci moom nit ku baax la Baye Demba te li mu wax nii dafa am solo effectivement dafa am solo Kalz boo déggee rek nga xam ne seen relation bu intime la woon ñu jegewoo la ñu woon ñoom ñaar ak anecdote yi nga xam ne joxe na ko ci seddaay beeg ñoom it seen gis nga encore une fois humour bi nga xam ne dafa nekkoon ci moom Ndongo ba da ko doon transmettre ñi nga xam ne ci la doon nekk mais générosité bi également retenir naa ko ci kàddu Baye Demba yi muy li nga xam ne daan na ko defal ñi nga xam ne mooy waa groupe am ñi nga xam ne ñoo di ay mbokkam Ndongo Lo ba tey boo demee ñi nga xam ne ñoom la doon fréquenté ñoom la doon nekkal ba tey kàddu yu ñu daan wax ci moom benn la muy baax gi yaatu gi ouvert bi ak am yitte bi bëgg nit bëgg ay mbokkam bëgg également famille am bu baax a baax à chaque fois dañuy faral di dégg ci ay woyam muy tudd yaayam ja Adja Dieynaba Fall way na ko wayaat ko tagg na ko fu ne ci concert am yi donc da ngay xam ne dafa doon nit koo xam ne daal nit ku pur la et puis da doon feeñ ci relation ak ñi nga xam ne ñoom la doon demalanteeg ak dikkalanteeg comme Baye Demba mi nga xam ne moom moo def léegi témoignage bu am solo bi léegi Kumba diggante Ndongo Lo ak yaayam aussi dañu ko ràññee woon ci way yi bu ko daan wax da lay touché ba ci sa biir xol ndax ku jege woon yaayam la exactement ba buy wax sax ci interview am man loolu point boobu bëggoon naa ko souligner interview am boo ci daan déglu raar na nga dégg ko te waxul ci yaayam wax ci ay début am wax ci ni mu duggee musique ngir jàppale yaayam parce que
que tout au début da doon wax papam sax nanguwul woon mais moom dafa gisoon situation bi ni mu demee mu xam ni moom kese moom moo ci mën a génnee yaayam ba ci ni mu génnee àdduna gis nga après Kalz yaayam ni mu meloon ba ci témoignage bi mu faatoo noonu sax am na témoignage bu papam defoon di wax ni Ndongo dafa ñëw dugg si ci kër gi ñun ñëpp ñu jooy boo fekk mu ngi ci feebar nee na mu daal di que ni papa bul jooy man maa ngi fi ba déwén boobu fekk na gaañoogul mais ñoom fekk na ñoom tam seen xol sori na ndax espoir la woon ci biir famille wam soutien de famille la woon moom moo yoroon waa këram te comme ni nga ko waxee Kalz attachement bi mu amoon ci ay parents am rawatina yaayam gëm ni moom moo ci war a génnee yaayam et puis di ko doxee di ko waxee saa su nekk mu nekkoon koo xam ne daal moom un homme multidimensionnel comme niñ koy waxee koo xam ni il restera gravé à jamais ci li nga xam ni moom mooy anal yi fii ci wàllu musique waaye ci xelu sénégalais yi ndax way yi neex na yar gi ñi dañ ko doon apprécier ba ci génnuk àddunam témoignages yi comme on dit les témoignages se suivaient et se ressemblaient même kàddu bi la woon nit bu yaatu la woon ku nekk anecdote bi nga amoon ci moom moment yu neex la woon man dégguma ci témoignage ñi témoigné ci Ndongo Lo loo xamante ni bii safaan la toujours mën a kaf gi la ñuy wax ci moom mën a joxe gi mën a séddoo gi bëgg Sëriñ Fallou gi bëgg a waxtaanee Sëriñ Fallou ak ay yonente beeg yooyu noonu mu nekkoon daal loo xamante ni lu ama am solo la ñuy ñaan rek comme ñaan moom du doy yàlla sunu borom rek teelu ko ci àjjana yi nga xam ne moom moo gën a kawe ndax Kalz dafa am solo nit buy dund di xalaat ci ay parents yi nga xamante ni ñoom ñoo ko yor ba mu nekk mag gis situation yi metti loolu jom moom moo koy doxal Pape Madiakhaté exemple la woon pour jeunesse bi rawatina jeunesse bi nga xam ni seen njàng soriwul trop ñu juddoo si yenn gox yi di jànkonteel ak yenn coono yi mais génne ci sa bopp génne ci sa ay waajur dafa am solo lool tout à fait dafa am solo dafa nekk loo xam ne sacerdoce la woon ci moom et je pense comme ni nga ko waxee modèle la woon ci côté boobu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jeunesse surtout ci diwaan yu mel ne banlieue bi nga xam ne souvent ce n'est pas facile lu compliqué la mais néanmoins da ci doon génn il faisait li nga xam ne li mu mën ak li mu mënul ngir dimbali également ñi nga xam ne ñoo di ay mbokkam surtout ay parents am ya rawatina ak seen waa kër mu nekkoon loo xam ne lu ñu benn message la wala benn leg la boo xam ne nit ñi war nañ ci bàyyi xel surtout la jeunesse d'aujourd'hui ñun ñi nga xam ne xëy na war nañu gën a bàyyi xel ci genre yu mel noonu je pense que des personnes comme Ndongo Lo au-delà de li ñuy def activité bi ñu yëngatu mais personnalité bi na nga xam ne noonu la ñu meloon sur le plan social loo xam ne la dañ ko war a jël en référence jël ko en repère ndaxte lu important la à chaque fois ñuy bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñoom ñoo mel ni moom ñi nga xam ne def nañ fi am nañ fi également benn comportement boo xam ne lu ñu war a bàyyi xel la te di ko jëfee mu doon loo xam ne c'est très important en tout cas Ndongo moom bu ñuy wax ci moom yaakaar naa du ñu fi jógee ndax li ñu war a wax ci li ñu mën a wax ci moom dafa bari et puis voilà xanaa li nga wax rek di ko ñaanal fa mu nekk gënal ko fuuf fi mu jógee di ñaan yàlla xaare ko àjjana te ñi nga xam ne ñoo di njabootam nekk fi également mu teg loxo ci ñoom.
Ki jurundu fa jamala ye wi lay
sama kër lay Seydina lay Isa lay layo lay jëf lay mujj la ilaha illallah ñu fa am ndey baay teewul ko ci woo muy wuyu lay ñu fa am ndey baay teewul ko ci woo muy wuyu lay wuy lay lay bakar yow lay Seydina ànd ak yéen tey ci page bu am solo boobu nga xam ne ñu ngi ko jagleel ndongolo ci bés bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku génnuk àddinaam dañu ànd ak nag tey ci téléphone bi kenn koo xam ne frère am la ñoo bokk ndey ak baay ñu koy wax maam Cheikh di rakk ci ndongolo mi ngi ak ñun ci téléphone bi maam Cheikh ñu ngi lay nuyu. ñu am mbégte ànd ak yow ci King FM man la ak rédaction bu King FM yëpp tey ngir fàttaliku sa mag jooju nga xam ne tey la am fukki at ak juróom ñu koy fàttaliku bi nga xëyee tey ci suba si yan sentiment nga am lan nga njëkk a yëg. waaw li ma yëg moom bari na mën naa ne ba daanaka dem si guddi ba léegi nelaw ma dara maa ngi tur ay xewal rek ndax daf maa manqué loolu parce que tey dinaa mu xam waaw manqué loolu torop billaahi. maam Cheikh ñu ngi lay nuyu Pape Sarr ci kàddu gi yaa ngi koy wax boobaak léegi dem ba léegi yaa ngi tuur ay xéwal ngir ñu déggul maanaam yaa ngi rangooñal yaa ngi toog ay rangooñ ndax méttit bi nga xam ne moom moo nekk ci yow boobaak léegi bi nga xam ne sa mag jooju dëgg na àdduna tey jii laaj bi ma am mooy ba tey ñu ngi dégg ki nga xam ne moo di Ndongo Lo mu ngi ay wayam mu ngi continuer di daw fépp ci li nga xam ne mooy rajo yeeg télé yeeg ñoomin seen ndax tey njaboot gi am na loo xam ne en contrepartie mu ngi koy jot ba tey par rapport ak wayam yi nga xam ne ñu ngi jàll ba tey. retombé final waaw. waaw ñu ngi góorgóorlu ni instant bi nii ñu ngi góorgóorlu instant bi nii moom si maanaam si sunu ak sunu kàttan ak sunu doole li ñu war a dimbalee tamit ñi ñu war a dimbali tamit ñu ngi ñuy dimbali waaw te yàlla rek tax waaye Ndongo moom mën naa ne ay mbiram ni mu demee woon maanaam yéenam si yéene ji mu amoon si ñun daal mën naa ne moom képp ko am si ñun yërmaande jooju noonu ak yéene ji waaw ba tax na bi mu fi jugee sunu famille bépp ko yëgandoo ni mu demee nii ñun ñëpp ko yëgandoo waaw wax dëgg fa yàlla ñun ñëpp ko yëgandoo ba tax na boobu dépp ba mu fi jógee ba léegi nappoon duñ ko jooy te instant bi suñu xol fees na loolu saa yu bisam bi ñëwee suñu xol day fees torop waaw. mais maam Cheikh Koumba Ba moo nekk ci kàddu gi mais laaj bi Pape Madiakhaté laaj moom mooy artiste bi nga xam ni wayam mu ngi jàll ci rajo yi ak télévision yi am na ay retombées yoo xam ne moom lañ koy verser chaque année wàllum droit d'auteur rek yu ni mel laaj bi mooy est-ce que yéen famille wu Ndongo Lo ba tey ay wayam mu ngi daw est-ce que yéen a ngi jot loolu. déedéet loolu nag moom depuis bi sama yaay di dund sama yaay moo ko daan lijjanti BSDA mais depuis bi mu génnee àdduna ba léegi ñu ngi siy jéem a dox di ko lijjanti waaye am na ay këyit yu ni lijjanti loo yoo xam ni damaa dem ba benn instant ni man lii jaratu ko quoi xanaa no bëgg nun fay dimbali waaw ndax man moo koy def sax sama yaay bu ko daan dem di ko jëli njabootam gee taxoon ak famille bi waaw mais dafa dem ba benn instant pour ñu jot si problème la. exactement ndax jokkoo ngeen ci ak ñi ngeen ci war a jokkool maanaam tey jii BSDA waxatuñu ko ñu nga waxi SODAV est-ce que jéem ngeen jege ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa ya fa nekk. moom moo ko daan lijjanti
mais man si sama dundug yaay benn yoon laa mas a ànd ak moom DSDA mu lijjanti fa li mu fa am après mu ñëwaat léegi mu génne ginnaaw mu génnee àdduna sama rax bu jigéen bi mu fa daan àndal moom dem na fa bi mu fa demee dañ ko lijjantiloo ay kayit yoo xam ni dama ni ko lii kayit yi nii fan nga koy mën a amee pour l'instant nii waaw dem naa sax ba ne ko te ngaa bàyyi lii ñu jàpp si yàlla baax na waaw ma jéem a góorgóorlu jéem a ñefe jéem leen dimbali comme ni mu leen daan dimbalee looloo yokk tax sax moo soobu si way yi nii di góorgóorlu bu baax waaw di sàkku tamit pour ñu si jàppale bu baax waaw bëgg nañ ko ñu si jàppale bu baax a baax a baax a baax a baax dimbali ñu waaw jërëjëf maam Cheikh ñu ngi lay jaajëfal bu baax am mbégte ci li nga ñu nangoolee li nga xam ne mooy woote gi wax témoignage yu am solo yi ci ndongo mi nga xam ne moo di sa mag tey ji fukki at ak juróom mu génn àdduna ak li nga wax tamit ci BSDA ak droit d'auteur yi je pense que c'est dommage Kals loolu dafa dommage que artistes yi man de façon globale laay wax loolu dañ ci war a gën a góorgóorlu ñi nga xam ne ñoom ñoo yore loolu ndaxte artiste de façon globale ak fu mu mën a féetee bu fekkee ne dem na ba li nga xam ne moom mooy ci li muy yëngatu ñu koy wane fépp di ko diffuser fépp moo am ay droit koppar goo xam ne da ko ca war a am c'est vrai que xëy na des fois mën na symbolique la somme mais néanmoins quand même loo xam ne la dañ ko war a jox bu fi nekkatul également dañu war a continuer di ko jox ñi nga xam ne ñoo di njabootam gi nga xam ne ñoom ñoo fi des je ne parle même pas spécifiquement du cas Ndongo Lo mais de façon globale gis nañu ne am na ay artistes yu bëri yoo xam ne tey jii nii xëy na nekkatuñu ci ay yëngu-yëngu mais ba tey seen i image wala seen i produit ñu ngi continuer di ko teg mais gis nañu ne xëy na retombée bi seen i njaboot yëguñu ko wala ñoom personnellement yëguñu ko je pense que loolu benn mbir la moo xam ne war nañu ko régler structure bi nga xam ne jamono ji moo jiite loolu muy SODAV war nañu gën a bàyyi xel loolu. et puis am na sax ay AMS yu fi nekk ay artistes yoo xam ne ñu ngi booloo di défendre yenn artistes yu feebar yi donc je pense que lii aussi cause bu noble la. effectivement loolu laa bëggoon wax maam Cheikh mu xam ne lii nekkul loo xam ne dañ la ko may wala ñu sarax la ko mais ay droit la yoo xam ne dañ la ñoom moom moo ko moom donc ni mu ko jëlee du noonu parce que waroo toog ne nañ leen ko bàyyee affaire yooyu ne waroo ci tayal parce que BSDA amatul SODAV moom moo am war nga jéem a approché wu ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi ci wàllu googu te genre Ngoné Ndour gi xam nañ bu baax wàllu musique yaakaar naa bu jegee ñooñu ñàkkul mu am ci Kals ay solution mais bàyyi noonu du solution ndax du may du sarax déedéet moo ko fi liggéey te def ko war a jox effectivement je pense que moom da lay topp ba ci sa njaboot da la war a topp ba sa njaboot je pense que na gars yi gën a góorgóorlu ci dématérialiser li nga xam mooy démarche yi parce que mu ngi wax ay këyit duñ leen di laaj mu naan fu ñu koy jëlee je pense que loolu également xëy na ñàkk a xam la voilà aussi ñàkk xam aussi da ciy nekk parce que souvent da ngay gis ñàkk jàng bi wala ñàkk xam bi day tax ba des fois du ñu xam ne sax xëy na lijjanti gi des fois xëy na lu yomb la mais duñ xam fu ñu war a jaar il faut que am ñu leen tette également les professionnels de ce métier là bu dee dégg nañ message bi nañu jokkoo ak moom te jàppale ko en tout cas ñun liñ ci mën dinañ ko jéem a booleeg ay nit yoo xam ne dinañu taxaw ba liñ ci war a jot ñoom ñu jot ko également moom artiste la voilà jot nañu sax benn single am boo xam ne xam naa balaa ñuy jeexal dinaa leen ko dégtal mais soo koy déglu t'as comme l'impression que Ndongo Lo ngay déggal tout à fait donc parce que baat bi moom du réer effectivement donc ñu ngi koy gërëm bu baax a baax xam naa yéen nag dama leen di jaal di libérer rek ngeen dellu rédaction di leen gërëm bu baax ci ànd bi ngeen àndoon ak man tey moom dama leen xaw a forcer voilà non mais noonu la ñoo ko bokk et puis je pense que c'était important parce que quand même de marquer jour bi ci Ndongo Lo mi nga xam ne ku tudd musique fii ci Sénégal mënoo ko bañ a tudd nga ñu marqué événement bi c'est important marqué jour bi je pense que lu am solo la et ñu la ci remercier également ci initiative bi je pense que c'est une très bonne chose lii day wane rek ne 9-11 Kals ak la rédaction loolu la complicité la travail ensemble ngir mu gën a ñëw kanam merci beaucoup jërëjëf Pape Madiakhaté et puis appel bi may lancé mooy artistes yi nga xam ne bi Ndongo Lo
Lo di waaj a génn bi muy doog a génn àddina yëpp dañu doon wax di def ay hommage di ko fàttaliku moment yi itam dafa baax buñ ci tollee ñoom it ñu def ay wane ni ñu ngi koy fàttaliku bëri na y a eu beaucoup d'artistes ay ñoom Yves Niang Pape Diouf et cetera ñooñu ñëpp bu ñu daan wax Ndongo Lo suñu xel dafay dem ci ñoom donc day baax bés bu mel nii bu ñu leen gisul it ñu dégg leen 15 ans après voilà ñu def dara ngir fàttaliku jëmm ji ndax bëgguñu ay mbiram nax saay noonu donte sax li mu fi bàyyi mënut a réer mais bon ñoom day baax ñu koy jëmmal de temps en temps parce que c'est très important. Exactement. Voilà jërëjëf Koumba merci. waaw merci Kalz waaw di wax rek way wu rafet jar na ñaan ndax dégguma man témoignage bu safaanoo ci Ndongo Lo wallaahi te loolu dafa am solo ndax lépp ci ay nettali lay mujjee comme on dit kon bu rafetee rek nettali ba tamit mën a rafet kon yàlla na ko yàlla may moom it fa mu nekk gënal ko fii foofu njabootam gi yàlla teg ci loxoom 15 ans après 15 ans du juróomi fan kon waaye teewul ba tey mu ngi des ci xol ak xelu sénégalais yi loo c'est parce que moom moo ko liggéey moom moo tax tout le mérite lui revient kon nag hommage bi mënul woon ñàkk ci Ndongo Lo mi nga xam ni marqué na trop époque am ci wàllu musique kon ñaan rek la ñu am pour moom ñu ngi koy ñaanal amiin am na ku may wax ni son bi nga doon laajte sànq ci Ndongo Lo da doon laaj ndax Baye Demba moo ko def kii nee na ma Moussa Traoré moo ko def Pikine Moussa Traoré tout à fait tout à fait son bi Pikine la non gars yi ñu ngi déglu ñu ngi réagir même woyam bu njëkk bi ndorteel am na ku may wax naan ma woyam bu njëkk ndorteel la mooy première woyam c'est important gis naa Sidi Diop aussi son premier album mu tuddee ko ndorteel effectivement loolu aussi clin d'œil la bu mu doon defal Ndongo Lo nee na donc merci beaucoup à vous rendez-vous tout à l'heure ci Midi Culture dinañ ànd ak yow tukki ci kanam ci bitim réew yow di nga ànd ak ñun ci tàggat yaram bi kii jiite loolu yëpp nag ñu ngi koy wax Serigne Saliou Seck moom mooy ñëw ak léegi ak ñun ci taarixu démb donc merci beaucoup merci jërëjëf donc ñu ngi leen di gërëm bu baax rédaction bu King FM tout de suite ñu ànd ak yéen ci taarixu démb tey nag El Hadj Djily Mbaye la ñuy fàttaliku ci ay jëfam ñu ànd ci ak Serigne Saliou Seck bu ko defee ñu ñëw yeggali jotaay bi ci page bu spécial bi ñu ubbil tey Ndongo Lo ngir fàttaliku bés bi mu génn. wuy jur bu baax mu mettitlu lu tax Sénégal ba tey defaguñ fi conférence islamique jaar na fi. kàddu yi ngeen dégg ki ko yëkkati moo di Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nekk ay seede yoo xam ni moo ngi ko yëkkati woon jagleel ko Alaaji Djily Mbaye muy tekki ne bu weesoo jaloore yi mu doon def ci mim réew kàngam la woon Alaaji Djily Mbaye nag moo ngi fekk baax ca Louga ñaar fukki at ak juróom-ñeent bi mu fi bàyyeekoo ak léegi waaye réew mi kenn dootu ko fàtte ndax jëf ju baax ji mu doon defal néew gi doole yi ba ci ni mu doon bayee waaram ci lislaam kàngam bi daanaka dundam gépp ci jëf lu baax la ko wéeroon waaye itam taxawal mbir yoo xam ni askan wi mën nañ koo jëfandikoo te jëf joojee bëri na lool ba tey ci biir réew mi Alaaji Djily Mbaye nag li ñu bëri umpule moo di ne dafa nekkoon ab milliardaire waaye jaarul ci benn l'école boo xam ni da ko faa tàggatoo dafa fekk ne rek dafa teel a xam ñaari yoon yi nga xam si ñooy maye teraanga ci dunduk doomu aadama benn ba di liggéey ba ca des di jaamu yàlla mu nekk ñaari mbir yoo xam ni yépp a ngi woon ak Alaaji Djily Mbaye ndax moo ngi juddoo ca Louga ba noppi yaroo ci këri diine waajuram bu góor di maam Cheikh Mbaye kilifa diine bu bëri woon xam-xam la te it ràññe woon nañ ko lool ci réewum Sénégal ku ko déggit sa xel day dem ci Serigne Sam Mbaye mi nga xam ne si dafa bëri woon xam-xam te mu bokkoon lépp ak waajuram wu góor Alaaji Djily Mbaye nag daara ji mu yaroo moo ko may mu mënoon a janlook bépp jafe-jafe àdduna loolu sax moo ko mayoon mu juge fu sori laata muy egsi ci teraanga ji ko yàlla wërsëgale woon wërsëg woowee nag da ko boole woon ak tabe goo xam ni dafa yéemoon àdduna sépp ndax tabax na ci ay l'hôpital tabax na ci ay l'école bëri woon na lool tamit ay kër Alaaji Djily Mbaye bëri woon na itam ay sëy yu mu samp fii nii ci biir réew mi mu amoon lool xaalis ba noppi bëri woon lool yërmande ci askanam ndax mësul tàyyi ci di leen jàppale monte nag Alaaji Djily Mbaye ab amam moo ngi ko amee jamono yoo xam ni réew mi metti woon na ba àgg ci lool rawatina jamonoy atum 1980 jàpp atum 1990 ndax ci boobu waa biti réew pression yu metti lan doon tekk nguur gi fi nekkoon ci jamono yooyu waaye loole lépp terewul mu jënd immeuble ca xolu Ndakaaru te léegi ñu koy woowee building des Allumettes nekk kër goo xam ni foo toll ci avenue Albert Sarraut di ko séen ndax am na fukk ak benn étage mu jënde woon ko ñeenti téeméeri million ci xaalisu CFA ci jamono yooyu Alaaji Djily Mbaye yamu ca woon ndax atum 1983 ci la tabaxee immeuble Abdallah Faye Sall ci place de l'Indépendance daal di fay def ñetti milliards ci xaalisu CFA lii lépp nag mayoon ko mu am wàllu wu rëy ci ñiy tabax ay kër ci réew mi ak li ko wër lii lépp nag tax na ba Alaaji Djily Mbaye nekk royukaay ci diine ji ak ci dundinu askan wi ba tax atum 1991 bi mu fi bàyyee kooku léegi kenn mënatu koo fàtte taarixu démb lii
feeñee waaw kii li ñëwal ñu dem ñu jëm Atlanta soxna may jaral na ma damay dem kii li jugal ñu dem fu ñu jëm Atlanta waaw waaw soxna may man jaral na ma yeewa ku ci am sa waay tàccul riira riiro wuy bëggeeloo waaw waaw fu ne lay feeñee leer na ma bëgg dugul fenn kii li mënuloo ko bàyyi mënulaa bàyyi lu tax fu dul dara bëggeel bi waaw mënuloo ko bàyyi du la bàyyi moom may ma damay jël wooy mbëggeel fu ne lay feeñee ku weddi laa jël ndongoy galas mbaa bàyyi dem baat am dox bay tama wuy mbëggeeloo waaye yàlla noppi na ma ngay bindee sëy ca aras doomu ndayu sëñ Mor Fall doomu ndayu sëñ Mor mayal sëñ Asan waaw gaa yi xam nga dafa neex yàlla boole laa nit nonoy mu gore lool ay waay bëgg nga ma suturaal nga ma dégg lu ne jiiri xaddi woo bëgg nga ma gor saa ngi nii dégg lu ne jiiri xaddi woo dangay am sa waay wax ak moom ree mu ree su génnee tooge la balaa nga xam ci la bëgg nga nekk ci ay tolof tolofe kii li ñaan sagal nga ma lu yàgg dëgg la
di gaynde faat maay maam jaw bu siiwee di nga gis ku ne jërëjëf Serigne Saliou di ko gërëm bu baax ci taarixu démb moom ngeen doon dégg noonu juste après on a écouté ce titre de Ndongolo Djily Niang donc mi ngi xewoon Atlanta di ko béggee bu baax a baax Djily moom it également qui rend hommage à Ndongolo à chaque fois ci ay publication ak ay démarches am mi ngi koy fàttaliku bu baax a baax a baax waaye écoutez tout de suite la revue de presse de ce matin avec Serigne Saliou Seck bu ko defee nag ñu ñëw yëkkati jotaay bi joxante dig daje suba Serigne Saliou Seck. li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. nguur daal dara tawu ko ku ko weddi laajal waa collectif ñoo lànk ñoo bañ ubbi Les Échos journal bi ne ndaje mi nga xam ne moo war a dox ci diggante président Macky Sall ak collectif ñoo lànk ñoo bañ tas na waa ñoo lànk sabab li moo di waa collectif bi ci seen biir da caa am ñoo xam ne toog ak président Macky Sall ak ku leen rey lanu yamale ñu ci mel ni waa Y'en a marre ak waa FRAPP France dégage nee nan xalaatuñu benn yoon naan dañuy toog di waxtaan ak président Macky Sall ca geneen wàll ga génération des forces citoyennes bokkit ci collectif ñoo lànk ñoo bañ ne ñoom d'accord nañoo dem ca palais ba toog ak njiitu réew mi di président Macky Sall ngir ñu waxtaane liy xew ci mim réew gaay yi ne leen du ci dal ñoom it ñu gedd jël lan fa am dem seen yoon boobaat fekk na kuréel gi di waaj a dajek président Idrissa Seck Les Échos ne lu ci man di am daal collectif ñoo lànk cat moo ngi leen di bëgg a topp libération yéene kaay ne cat kay topp na leen ba noppi ndax nag bu weesoo dem ca palais bi leen féewale cotisation bi président Abdoulaye Wade joxe itam bokk na ca la tasaare gaay yi ndax nag ci cotisation yi gaay yi jot a dajale front de résistance nationale ba joxe woon nan ñaar fukki junni ci xaalisu CFA Ousmane Sonko njiitul Pastef itam joxe woon na ñaar fukki junni ci xaalisu CFA góor gi national di président Abdoulaye Wade moom 1100 euros la joxe maanaam lu ëpp téeméeri junni ci xaalisu CFA libération yéene kaay ne koppar yi bokk na ci li tasaare gaay yi waaye ndekete waa ñoo lànk ñoo bañ ci li nu déggoo woon ci seen biir lépp ci la bokkoon ba mu des toog ak président Macky Sall di waxtaan ak moom président Macky Sall am nataalam ak ñaar ñu mu fal yees ñoo nekk ci xët wu njëkku l'Observateur journal Uri 15 angle corniche bi ne président Macky Sall démb ci conseil des ministres bi mu doon jiite fa la jëlee dogal yu bees Mass Thiam mu def ko coordonnateur UCG Momar Sall ak Joseph Ofan Medou mu yóbbu leen ca Petrosen Le Quotidien président Macky Sall kay dafa gën a dëgëral saytu gi jëm ci wàllum pétrole beeg gaz bi ba tax mu xar ñaar Petrosen Le Soleil national ne wàllum téeméeri junniy dëkkuwaay itam njiitu réew mi di président Macky Sall lim ci wax ab gouvernement moo di nanu gaaw ca financement ya Sud Quotidien président Macky Sall dëggal na tamit loi bi tere ku fi yekkataanati gune ndax nag nee na képp ku ko fi defati dinañ la àttee comme na ni àttee ku rey nit journal bi ne lii lépp ay ponk la yoo xam ni président Macky Sall waxtaane na ko ba tënk ko niki démb itam Bawol yëngu woon na ba àgg ci lool la Tribune ne la ko waral moo di ne université Alioune Diop ba nekk ca Bambey étudiants yi ñoo fa doon laale gu metti te yàgg ak takk der journal des médias bi ne ndongo ya la leen metti woon ba tax ñu doon yëglu moo di ne dunduk werelaan ganu nekke la ñuy lekk baaxul jumtukaay ya ñuy jànge matul connexion internet ba moom kenn waxaalewu ko lii ak leneen moo metti étudiants yi ba tax ñu foroon seeni xeer ak seeni doj wàcc ca tali ba doon jaamaarloog takk der ya critique yéene kaay ne moo tax bëri na ca étudiants yi ñoo xam ne si blessure yu metti lañ ca jëlee waaye ñoom ndongo yi du étudiant yi laal nañ fa lu toll ci juróom-ñaari policier kenn ka sax dafa damm Vox Populi ne jaamaarloo ya xewoon démb ca Bawol maanaam ca Bambey juróom-ñaari policier ak juróom-ñeenti étudiant ñoo ca amee ay gaañu-gaañu ne démb kay xare dëgg moo xewoon ca Bambey ca Médina Gounass tamit jombe dëgg moo fa xew L'Observateur ne Médina Gounass dëkkub diine la bu nekk ca département bu Vélingara police moo fa teg loxo kuréel guy yëngu ci njaayum ngànnaay ak ci njaayum yàmba waaye nag li ci gën a doy waar te yéenekaay bi wax ko moo di ne ndekete chef de gang ba maanaam ka leen jiite ab maire bu màggat la bu toll ci juróom benn fukki at ak ñaar kawteef yi dépasse partout la répondeur yamba jaa ngi ci réew mi dégg naa yamba jaa ngi ne sax ci réew mi Macky Sall jël na ci ay matukaay ak ñi yàkkataan xale yu ndaw yi ñoom ñëpp perpète bi tax dal na seen kaw bu soobee yàlla jërëjëf ñu ngi lay gërëm Serigne Saliou Seck mi ngi ànd ak ñun midi bu soobee yàlla altine nag mën na am du ma ñëw lundi waaw altine moom xam naa ni da ngeen ñu koy jéggal caajaay lañ jëm wala fan lañ jëmati caajaay lañ jëm dañuy fanaan ni dimanche ci ngoon dem ca xew ma voilà ku mënul demit maa ngi fi yóbbante ma waaw ku mënul dem maa ngi fi xam nga technique da lay tere da lay tënk doo mën dem bu fekkee da nga war a gérer digital bi wala nga war a gérer machine bi doo mën a dem waaye bu ngeen ñëwul na seen loxo ñëw da ngay dem yow mënuy la Mara Dieng nit ku baax Mara Dieng Mara Passepartout Maxu Diagne mi ngi lay nuyu waaw bu dee da ngeen a tayal tur dëgg bi Maxu Diagne la Matar bu dee da ngeen bëgg mu gën a leer tur bi Matar Diagne la ok donc ak kan ngay nuyuwaat kilifa gi Youssou